tey ji la yëglekaay yi Cheikh doore ko ak l'observateur. L'observateur la ñu koy xëyee soxna Fati Aïdel maa ngi juum. soxna Fati ki ne dem Fati. Dieng maa ngi lay nuyu bu baax. donc ñu doore ko ak li nga xam ne rek moom moo di Aïdel Kabir atum 2022 li nga xam ne itam ci la jamono moom moo ëlëm xelub borom njaboot yu bëri bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di xar ci la jamono ñenn ci ñoom commencé ñoo doxantu ci li nga xam ne nag moom moo di daral yi ngir xool li nga xam ne moom moo di njëkk yi yenn ci yoo xamante ni itam daal nañ koy gën a ñoŋal tax na itam ñenn ci ñoo xamante ni daal nañ ci àddu ku ci mel ni ki nga xam ne nag moom moo di Moubarak Lo ak itam Momar Ndaw bu ASCO Sen ci lépp lu soxal wàllu régulation wu njëg bi daañ wax itam ci langue politique bi fii ci réew bu Sénégal élection législative fanweeri fan ak benn ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu dëgmal bennoo li nga xam ne itam nam na ko naal ko itam mu xam ay waxtaan ak fekkee def kem kàttan ba dajale ñi nga xam ne itam ñoom ñoo bokk ci lu ni mel keneen koo xamante ni daal nay addu boobaak léegi mi ngi faral di amali waxtaan ak way taskatu xibaar yi bokk nag ci ki nga xam ne nag moom moo di Lassana Gagny Sakho naka noonu itam yenn ci ay kaddu yoo xamante ni daal dina koy biral ci li ñeel langue politique bi ces insultes renforcent ma conviction que j'ai pris les bonnes décisions donc lu mel la daal di rek xamle mu di xoxatal yi nga xam ne dañ koy amal jëmale ci jëmmam jilee defu ko lu dul yokk jom ak itam muy fexe dem ca kanam Macky Sall nag ci la jamono war na mën a dakkal li nga xam ne moom moo di la muy def lu ñeel itam mandat bi war na ko mën a respecté ba noppi itam daal di wëyal ay kaddu ki nga xam ne moom moo di Lassana Gagny Sakho moom moo gisee lu ni mel l'observateur itam xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 lu ñeel wàllu escroquerie fii bu ancien officier de police lu ñeel volume chèque ak itam yeneen yu ni xeetoo ñàkk jubal lu toll ci fanweer ci ay millions la rek daal di luubal l'observateur diggaat na ci bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 leneen ci wàllu làmb itam daal dina koy xëy fësal mu soxal combat Bombardier ak itam Ama Baldé daal dina koy addu ci li nga xam ne nag moo di page 11 bu l'observateur enquête xëy fësal li ñu mel nga xam ne nag ca diwaan bu Yoof la amee di ay dongo yoo xamante ni ba ñuy tëj nañu ko màggalee bokk na ci caxatee li nga xam ne nag moom moo di table bon yi ak itam la ne woon ca classe ba jëru ji nga xam ne itam moom la ñu dénk njàng mu kaw mi xam nga ne ma nga woon ca diwaan bu Njaareem ni ki démb yenn ci ay dogal itam yoo xamante ni jël na ko la mu xamle mu di xale yooyu nag daañ leen teg ay daan yu tar ba keneen dootul amalati lu ni mel jàppal ne diwaan bu fa nga xam ne moom moo di Ndar Géej ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal lu toll ci téeméer ci ay doomi aadama yoo xamante ni nag teg nañu leen yoxo ñoom itam ginnaaw bañ doon bëgg amal li nga xam ne nag moom moo di mbënd mi wutali ca diwaan bu tugal leneen lu xamante ni xëyee na ko nag bokk na ci génnuk àddina ki nga xam ne nag moom moo di Eugénie Rokhaya Aw mu mel ni nag plus dommage rek daal di xëy fësal muy itam suñu doyen ci wàll wi ñu koy jàll askan wu Sénégal rawatina njabootam le quotidien dikkaat ba tey ci lu ñeel élection législative yi diwaan bu Ziguinchor Seydou Sané attaque à l'attaque la rek daal di xëy fësal lu mu wax itam bokk na ci bennoo li nga xam ne nag daal dina koy ñàkk mu ñeel législative yi Sonko ak moom bokkuñu anam bi nga xam ne noonee la ñu gisee mu ñeel itam doxalin bi ci réew bu Sénégal ki ne lu soxal itam wàllu escroquerie la ñu ko daal di dippee muy ijaaj yi nga xam ne dañu war a utali dëkk wu sell wa di baytilaay mu mel ni nag conciergerie jamono yi nag agence bi di conciergerie voyage ci luubal bi nga xam ne daal dina koy amal boobaak léegi yaa ngi dégg ñenn ci ñoo xamante ni itam ñoom la bokkal lang gi ñuy rek wax ne dañoo war a yëkkati ay daan teg ko ci ñi nga xam ne moom moo di seen i kaw ay ujaaj yoo xamante ni daal nañ leen di bàyyi ci réew mi ñuy toltolaan ñu dikkaat ci Le Soleil xëy na fësal ci ñi nga xam ne nag dañuy amal costume africain mu di tailleur yi anam moo nga xam ne itam noonee lañ koy defee ba jébbal ko askan wu Sénégal daal nañ ci dikkaat bu baax a baax ci aw lëñbët mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 12 jàpp 13 bu Le Soleil lu soxal itam modernisation de l'état civil fukk ak juróom ci ay millions d'actes seront numérisés la rek daal di wax ci li nga xam ne nag moom moo di page 14 numérisé nag boo ko déggee muy rek daal di méngoo li nga xam ne nag moom moo di jumtuwaay yu yees yi ki ne ñu wutali leneen mu di nag libération xëy fësal itam lenn ci loo xamante ni daal nañ koy jàppe fii ci réew bu Sénégal doomu réew bu tugal la Hervé Olivetti la rek daal di tudd moom itam
doon gérer aw restaurant woo xamante ni nag mi ngi nekk fii ci Ngor Almadi moom ñu tëjoon ko ca diwaan bu Italie lu toll ci fukki at ak juróom ci loo xamante ni jàppoon nañ ko muy rek doon sàkku aw tout tànk woo xamante ni mi ngi am ci lu tolloog fukk at ak ñaar ginnaaw bi nag dik moom moo ko daal di teg loxo keneen koo xamante ni mi ngi doon luubal wala boo ko di yenn ci ay nataal yoo xamante ni du neex seen ak borom moom itam DC daal dina koy teg yoxo moom madame Dior keneen koo xamante ni itam làqu woon na ci ginnaaw ji Idrissa Sarr moom itam njabono yi nag ñu ngi ko teg yoxo leneen loo xamante ni wàllu yoon ba tey moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly xam nga ne nag ay fan mi ngi nii mu nekk ci li nga xam ne nag moom moo di kaso bi ginnaaw ay kaddu yoo xamante ni yëkkati woon na ko jëmale ci njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall ca place de la nation boobaak léegi itam xam nga ne ni kii alxames dina rek janoo ak yoon maanaam jeudi ñu utali beneenam yéen kaay mu di tribune dikkaat ba tey ci Khalifa Ababacar Sall ak itam Karim Meïssa Wade la ñuy waaj mu di nag ñeel jëm ci wàllu politique bi mu soxal wàllu revanche jëmale ci njiit mu réew mi moom président Macky Sall tabaski bi nañ ko waajalee ca diwaan bu Pikine mu ngi nittali itam ana nan la mécanicien bi daal di rek faate ki nga xam ne moom moo di jaaykatu xar bi 24 heures ginnaaw bi nag waajuram daal di koy yeggee ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñëwoon di lëñ bët ak yeneen yu ni xeetoo ci génnuk àddina ki nga xam ne nag moom moo di doomam bi ñu wutali beneen ab yéenekaay mu di Walf Quotidien transhumance vers Pastef mu mel ni nag Sonko ci yële jamono itam daal nay nand bu baax a baax li nga xam ne moom moo di système bi ki ne ñu wutali beneen ab yéenekaay mu di les échos situation des marchés au premier trimestre atum 2022 lu ëpp ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay milliards passés par antenne directe lu ni mel mi ngi ko rek daal di xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 bu les échos xëy fësalaat itam nataalu ki nga xam ne nag moom moo di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ginnaaw itam kaddu yoo xamante ni dina jib ci digganteem ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu yoon fii ci réew bu Sénégal laas dikkaat ba tey ci lu ni mel nga xam ne ëlëm na xel waajur yu bëri bokk na ci xar wi xam naa Malick dafa am ba nuppi moo tax addu ci benn yoon wala ki ne yow nga am rek noonu lay demee ñu dikkaat ci source a waxaat itam ci bët Saalum bu réew bu Sénégal ni kii démb ginnaaw itam ba mu doon jébbal njaalam ñenn ci ñoo xamante ni ay way lor lañ ci manifestation yu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin wi nga xam ne itam moom la ñu weesu Yewwi en réunion woo xamante ni itam loolu la daal di dippee en réunion cruciale la rek daal di xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 bu source a leneen loo xamante ni daal dina koy sikk ak waxtaan mu di Nafissatou Diouf moom itam daal nañuy amal ab waxtaan wu yaalu ni mel itam xëy nañ ko fësal tënk ko ci li nga xam ne moom moo di ñeenti ponk Fatou Kiné ñu utali beneen ab yéenekaay mu di témoin levée de l'embargo contre le Mali xam nga ne daan yi nga xam ne itam tegoon nañu ko ci réew bu Mali boobaak léegi itam yenn ci ay dëkk itam amuñu fa woon benn sañ-sañ ngir rek daal di dogal wala bokk ñu daal di gën a lëkkale li nga xam ne nag moom moo leen boole woon moo xam wàllu njënd ak njaay ak wàllu koom lu ni mel itam conseil national bu patronat bi nag mi ngi koy rafet lu baax baax ndax itam bëri na ay njeexital yoo xamante ni nag daal dina koy def rawatina fii ci réew bu Sénégal lépp lu ñeel wàllu koom ak itam ci jamono yi nga xam ne nag ñu ngi amal tabaski wi xar yi nga xam ne da daan jóge réew bu Mali dinañ mën a dugg si waat fii ci réew bu Sénégal moom itam investiruñu ko ci législative yi ca diwaan bu Guédiawaye ndax moom Alioune Sall li mu bokk ak njiit bu réew mi moom moo ko daal di yóbbee lu ni mel am déet lu ni mel aw laaj la woo xamante ni témoin moom moo ko daal di samp Sud Quotidien dikkaat ba tey ci li ñeel wàllu respect wu calendrier républicain bi dikkaat xëy fësal itam nataalu ki nga xam ne nag moom moo di président Macky Sall moom itam fa mu taxawoon maanaam jugu fa benn yoon fa nga xam ne fa la joggi woon Fatou Kiné mu mel ni nag randul benn yoon ñu uttiwaat leneen mu di yéenekaay wile ci la jamono nag daal nañ koy wutali Chelsea Barça ak itam Paris Saint-Germain nag Naples nag mu mel ni Kalidou Koulibaly wi nga xam ne nag ñu ngi koy diir ku moywul Pape Abou Cissé dina ko wutu am déet aw laaj la woo xamante ni itam record da ko rek daal di samp stade di kat ba tey ci aw jàmmaar ak
baat ak tontu waxtaan boo xamante ni daal dina koy sekk ak ki nga xam ne nag moom moo di Boukary Dramé la mu xamle moo di nag musuñu ko jox li nga xam ne nag moom moo di chance am mu ñeel sélection wi fukki at ginnaaw bi mu rek tàggatee wala boo ko gunge Yékini bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom moo di wàllu lamb gi moom Kati Diop jamono yi nag xam nga ne mu nga ci écurie bu Fass janoom ak ñi nga xam ne nag moom moo di doomu Double Less bi lee moom Balla Gaye 2 fukki fan wala bokk juróom-ñaari fan ci weeru la mu xam le itam bokk na ci wàllu revanche ak yeneen yu ni xeetoo Fatou Kiné sunu lamb moom moo xëy fësal lu ni mel ñaareelu pàcc wi ñu dikkaat gën ko faram-fàccee ci li nga xam ne moom moo di info matin. mu tëj pàcc bu njëkk bi Cheikh Diagne Cheikh Diop plutôt ñu lay jaajëfal borom Thiès borom dëkk ni ñu koy wax sax benn dëkk ñaari gaar dafa mel ni Thiès neex si yow de mortala laa fekki woon kon ma bàyyi la nga naane sa café te yegg si waat léegi jaajëf ci kanam tuuti kon actu commenté bi Chérif dañuy taxaw rek ci li nga xamante ni moom mooy tey jii demuk Lassana Gagny Sakho ci Pastef fekk ji na Pastef te gis nga Chérif ni ñu ko gisee kàddu yi mu doon wax fan yi ku mu neex dem fu la neex noo ko jàngatee. waaw Fatou Kiné parce que Lassana yemul rek ci dem def na ay déclaration donc il multiplie les sorties médiatiques démb déjà accordé na benn entretien ak Source A tey aussi on l'a vu ci l'Observateur ak lim nga xamante ni moom la doon wax nee na il se considère comme membre de Pastef parce que samedi gis na moom si boppam moo def publication boobu ci page Facebook am photo boo xamante ni ànd na ci ak Ousmane Sonko c'est Sonko qui s'était déplacé pour dem gis ko donc muy loo xamante ni bon c'est pas une surprise mais li ci bees mooy xëy na contenu déclaration yi parce que surtout bi nga xamante ni mooy photo bi ngeen di gis ni bi mu def Source A ne quand j'étais dans le gouvernement je me retrouvé même ci li nga xamante ni mooy vision Ousmane Sonko te bu mu ne gouvernement nag bon il n'a pas été ministre mais jiite na fi ay fonctions de directeur général bu mel ni OFOR déjà mooy bi Macky Sall bi doo ko ñëw au pouvoir OFOR mooy office des forages ruraux après aussi il est resté dans le même ministère ak jiite aussi ONAS mooy ñoom lañ dénkoon wàllu assainissement fii ci Sénégal si vous vous rappelez sax il y a 2 ans inondation amoon na fi ba moom mu jëloon fi benn décision invité Ousmane Sonko ngir wan ko naka la ñuy gérer inondation yi à l'époque sax après ministre bi ci boppam nga xamante ni Serigne Mbaye Thiam moo fi nekkoon donc moo taxoon ndaje moom mujjul woon a am parce que les gens avaient dit que amu ci woon droit bi nga xamante di ko def maintenant li nemmeeku fii ci Sénégal nag mooy bu fekkente ni yow par exemple moom Lassana Gagny Sakho il dit que ba mu nekk ci gouvernement il se retrouvait ci vision Sonko mais il n'a pas démissionné pour aller rejoindre Ousmane Sonko il a fallu quand même ñu démettre ko de ses fonctions mu toog quelque temps après on peut considérer que moom donc li ñuy wax genre frustration yi xamante dem yenn saa yi dañ koy nemmeeku ci homme politique li ñu gis mooy yenn saa yi bu fekkente ni da nga jóge ci opposition bi dem ci pouvoir bi nit ñi dañ lay xalaat di la saaga naan da nga def transhumance et cetera wala nangam le cas contraire bu amee aussi les gens applaudissent moo tax des fois aussi Sénégal doo mën a comprendre naka leen def te je pense que c'est la même chose parce que politique aussi bu fekkente ni da nga koy def li ci bëri aussi li ngeen di wax bu ngeen di ànd ak nit ci wàllu vision ngeen di àndee ci wàllu ay idéologie mais ñu ci bëri aussi dañuy frustré buñ frustré dañuy génn ci pouvoir bi dem ci opposition bi ñu yaatal leen fa Moussa Diop def na ko fii bi mu jógee Dakar dem dikk également ku ne xam na ni mook Barthélémy Dias lu nekk waxante nañ ko fi saaga nañ fii ba dem fi sax justice Ousmane Sonko mi moo tax procédure judiciaire bu ñu daal di koy teg suuf arrêté ko parce que moo doon dox tànku jàmm mi ngi nii bi mu leen di jubale te Barthélémy Dias daf na woon ki nga xam en tant que maire moo Sacré-Cœur Moussa Diop moo jaay suuf si nga xamante ni Dakar dem dikk ko moom man jox ko APR ñu tabax fi nga xamante ni kon mooy ay permanence sàcc xaalis baag yu ni mel quoi donc loolu aussi il faut que benn moment nit ñi di taxaw seetlu ni suñ homme politique yi de manière générale ñëpp nag buñ jël rek ñi nga xamante ni des fois dañuy jóge ci kujje gi dem ci pouvoir bi ñu ne wuy dañoo transhumé mais le cas contraire aussi bu amee nga wax loo xamante ni aussi day méngoo wut ak sa jëf ju bees donc ça pose un sérieux problème boo xamante ni war na ci taxaw ak Bara Dolly ak bokk gis-gis moom it gis nga fan la mujjee maanaam li ñu ko waxee rek xëy na parfois ay parti ay way politique dañuy ànd waaye xëy na idéologie ak ngëm-ngëm yi da dul doon benn waaw du doon benn xam Bara Dolly sax il est toujours dans l'opposition moom deful côté wàll bi fa nga xamante ni mooy wàllu transhumance comme ni ñu ko tuddee mais transhumance aussi ne na surtout Pastef aussi parce que ni leen xamee woon ñoom dañu ñëwoon ne ñoom anti système la Sonko loolu doon jaay moo tax le journal L'Observateur Walf Quotidien ñëwoon na ci je pense que même naan s'accommode du système ñi mi àndal léegi ak et cetera parce que avant Lassana Gagny Sakho le même jour il est allé voir Baba Wane mooy ancien ministre de la culture Cheikh Amadou Tidiane mi nga xamante ne quand même c'est un grand intellectuel qui a cheminé avec Abdoulaye Wade nekkoon sax au sein du parti démocratique sénégalais donc Sonko aussi il est en train la mu doon bañ aussi di ko wax naan way système beeg et cetera way politique yi dañ leen
war a fusiller surtout ñi nga xamante ñoo fi doon jiite ay nguur les mêmes gens nag lay àndal tey mais au sein de Yewwi Askan Wi tu le vois ak Khalifa Sall ak yu ni mel yi nga xamante bu naan système bi c'est eux qui incarnent le système parce que depuis 40 ans ils sont là. nga ngoog Malick man li ma bëgg a laaj mooy tey bu ñu xoolee ku mel ni Lassana Gagny Sakho bu ñu xoolee ci wàllu poids parce que xam nga tamit bu ñu nee nit jóge na ci parti bi en fait jóge na ci fu mu faroon dem ci feneen beneen camp souvent dañuy jàpp ni xëy na camp bi mu dem dana am lu mu fa dooleel mais tey boo dee xool ci wàllu poids tey lan nga jàpp ni tey mën na ko indil Pastef. waaw parce que Lassana aussi bu ñu fàtte ni c'est un ingénieur polytechnicien nit la bu nga xamante ni également bëri na ay lijaasa yu mu am bëri na yi tamit ay sociétés privées yu nga xam ne daf leen di xelal donc sur le plan de intellectuel valeur bi mu am na lu bëri lu mu mën a apporter ñi nga xam ni ñoo di waa PASTEF parce que nit la bu nga xamante ni bu ñu fàtte ni titulaire d'un MBA au Québec jaar na yi tamit voilà jaar na fu bëri centre africain d'études supérieures et gestion CESAC am fa certificat de gestion des entreprises donc il a beaucoup beaucoup de am na bagage daal am na bagage maintenant le poids politique c'est peut-être là où les gens peuvent se poser des questions est-ce que am na base politique est-ce que ñëwam dina indil ñi nga xam ne ñoo di waa PASTEF ay militants yu bëree donc loolu moom mooy laaj bi te kenn xamewul Lassana en fait mu nekk ku nga xam ne day drainer ay foule wala dafa am ay militants yu bëri yu nga xam ne bu bàbbee ko ñu bàbbee ko ànd ak moom beneen bi ci des mooy génn bu mu génn dem ci Sonko loolu Chérif mi ngi koy junj léegi bu ñu fàtte ni bi mu nekkee DG ONAS comme ni ko Chérif waxee dafa amoon yéenewu dalal Ousmane Sonko expliquer ko lu jëm ci wàllu état ak gouvernement wu Macky Sall naka la ñuy gérer mbiru inondation assainissement ak lu ni mel mais ñu ne ko du ca dal il a subi une terrible pression venant du ministre et venant peut-être du chef de l'État ba nga xam ne mujjul dalal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko mais quelque temps lañ ci teg ñu limogé ko le 7 janvier 2021 donc mu mel ni dafa am corrélation entre dalal bi mu bëggoon dalal Ousmane Sonko ñu tere ko ba pare dàq ko kon Sonko tey bu demee ba am benn posture bi jekk na jaadu mu ne xaaral ma dox tànk dem fekk ji Lassana Dia mi nga xam ne xëy na dalal ba ma naroon dalal Sakho moo tax maa tax ñu dàq ko donc comme maa tax ñu dàq ko naa dem seeti ko yombalal ko ñëw bi mais ku nekk xam na ni Lassana également depuis mu génne moom il est très présent c'est un tweeteur attitré lu ñëw dina tweet wax ci xalaatam même donc il n'est pas trop bavard ni ci kaw ñu di ko dégg mais il est très réseaux sociaux donc chaque fois day tweeter wax xalaatam même ci indépendance bi génnoon na benn tweet wax ne Macky Sall ak Sonko bokkuñu jëm-jëm bokkuñu gis-gis bokkuñu génération bokkuñu tamit xalaat ci wàllu doxalin moom dem na ba jàpp ni doxalin bi nga xam ne moom la Sonko di doxal ak xalaat yi Sonko am ci wàllu système bi ak ci wàllu yi tamit position Sénégal ci Afrique méngoo na moom ak gis-gisam kon je pense que ñoom ñaar loolu aussi boo amee comme on dit bul xaar ñu dàq la da ngay jël sa décision nga démissionner dem fekk ko waaw mais boo xaaree man dàq la ba pare est-ce que am na sens. parce que aussi boo nekkee fonctionnaire wala nga nekk ci nguur moom am na valeur yoo xam ne même ñi nekk ENAM wala fu mu mën a dem dañ leen koy jàngal. mooy loyauté moom. balaa ñu seppi sa loxo ci ndax bi nga après nag sinon vous prenez la décision nga dem nag fekk ko laal boobu lay gën a am sens. valeur bu nekk mën nañ ko inculquer yenn Sénégalais yi. mais culture de démission ci suñu homme politique boo xaaree man dàq la nag ba pare nga bariwul quel sens bu amee bariwul ci du Sénégal sax mën nga wax ni ci Afrique bi yëpp c'est valable pour politiciens c'est valable pour même nos chefs d'État il faut le dire. Mamadou Seck laa fi gis mi fi nekkoon président assemblée nationale. ñu ne ko duut baaraamu tuuma mu tekki ndombay tànkam ni leen la leer ba pare. waaw mais bariwul ci réew mi. bariwul ma ngoog kon li ñuy wax rek ni nga ko waxee doyen Malick mu mel ni xëy na intérêt souvent personnel la ñuy jiital waaye dootul doon Ibou Diouf intérêt askan wi ndax ni ko doyen Malick waxee. donc c'est quand même un ingénieur de taille koo xamante ni am na background. te xëy na itam. am na fu bari foo xamante ni réew mi am nañ ci moom yaakaar. bu dul sax nag li mu fekk ji Sonko. voilà exactement loolu di firndeel ne politique du massification kese te xëy na am na ñoo xamante ne seen poids côté ñi ne seen ginnaaw demewul noonu mais bu fekkee côté stratégie la
xalaat bu rafet ak yoon bi nga xamante ne mën nañ ko jaar ngir am li ñu bëgg. yenn saa yi ci la ñuy soxla yenn intellectuels yi. donc gan yi souvent dañ ko doon woo fii pour jël ko soit interview wala invité ko. mais daf la doon wax surtout quand il s'agissait de questions yu xaw a laal inondation assainissement. mais daf la doon wax souvent bëggul déranger wala gêner ki nga xamante ne moo fi nekk. j'étais honnête donc. Mais il était comme ni ko Malick wax léegi. donc il est très présent sur les réseaux. di faral di joxe xalaatam ci li nga xamante ne moo xew. mel na ni daal bi mu tekkee ndombal tànkam. am na lu mu doon waajal ba tax na bëgguloon yenn communication. mangook Ibou loolu dama la ciy dëggal tuuti sax balaa ñuy jàll ci beneen pàcc. muy li nga wax rek souvent ñi nga xamante ne seen xam-xam dafa màcc ci yenn kii maanaam ñoo xamante ni ay techniciens lañ tey boo demee à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. département bi nga xamante ne ñoom ñooy jàng lépp lu jëm ci science de la terre lépp lu jëm ci inondation mais da nga fay fekk Malick ay borom xam-xam yoo xamante ne dañ lay wax ni ñoom li nekk ci seen xel maanaam idée yu ñu am. ak li ñu mën a xelal gouvernement bi ñoom dañu préférer dem toog ci seen roq nga ne leen lu tax ñu ne parce que dañuy ñëw teg li nga xamante ni moom mooy politique bi ca war mais souvent duñ leen fekk ci lu ñu kii te wax dëgg ku ci nekk tamit nga bàyyi ko ak la mu xam dafa nekk lu am solo ñu lay jaajëfal Ibou Diouf léegi ñu jàll ci un jour au Sénégal un jour dans le monde. mangook ni ma ko waxee woon sànq ci ndorteel li un jour dans le monde un jour au Sénégal tey nag dañuy def rek taxaw seetlu ci soxna soosu ñu naan Viviane Laure Elisabeth Mbampassi mu nekk nag kon ki ñu njëkk dugal ci administrateur civil fii ci Sénégal ñu toftaloon ko ci gouverneur bu Ndakaaru ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni def na ko ñu dem léegi bu dee yemb na def ci taxaw seetlu dikkaat. juróomi fan ci weeru sulet 2017 ab ndaje bu amoon ñeel kuréel gi ngànk wàllu pétrole beeg gaz bi ci Sénégal ñu gën ko xam ci COS Petrogaz ci la président Macky Sall àddoo woon nag jëmale ci màkkaan wi ñu waroon a tabax mu war a toppatoo wàllu gaz beeg pétrole bi koppar yu ñu ca dugaloon nag toll ci 20 milliards màkkaan woowu ñu doon tabax ci biir université virtuelle africaine bu Diamniadio liggéey ba nag ñu ne woon ci fukki weer laak ñeent te it étudiants yi war a sàkku xam-xam ci mbir moomu tamit ñu doon leen xaar octobre 2017. kër gi di Senelec juróomi fan ci weeru sulet 1983 ci lañu ko samp loole nag gannaaw rek bi ñu fi jëlee société sénégalaise de distribution d'énergie électrique ak électricité bu Sénégal EDS. ñuy fàttaliku daloog char de London Bridge ca Londres muy haut gratte-ciel bi gën a mag ci tugal mu nekkoon juróomi fan ci weeru sulet atum 2012. juróomi fan ci weeru sulet 2002 ci la ñuy taxaw tey Viviane Laure Elisabeth Mbampassi administrateur civil mooy soxna suñu njëkk a dugal ci commandement territorial ñu toftaloon ko ci gouverneur bi diwaanu Ndakaaru sasoon ko lépp lu soxal wàllu yokkute Cuba ga mu nekk tey jii nag di fa fësal ab liggéey ma nga fay rafetlu nii mu gisee soxna yi tey ci biir préfecture yi ak it niñ leen di tabbee ci biir gouvernance yi. L'ensemble des femmes préfets, l'ensemble des femmes adjointes au gouverneur, l'ensemble des femmes sous-préfets yi nga xam ne tey ñoom ñoo jël flambeau bi loolu maa ngi koy rafetlu bu baax parce que après man bi ma quitté wee territorial jigéen ñi dugg nañu bu baax ci métier bi te xam naa ne ñu ngi ciy béy seen waar ci nuñ ko waree. loolu maa ngi leen di féliciter di ko rafetlu bu baax di leen ñaan ñu gën a góorgóorlu ci seen liggéey parce que li am solo rek mooy ñu tàggat la liñ la war a tàggate que ce soit à l'ENAM que ce soit dans d'autres écoles nationales nga génn fa ñëw def liggéey bi ci nuñ la ko sase donc loolu mooy may fit sunu rakk yi nga xam ne sunu doom yi nga xam ne ñu ñuy gis ci métier bi yaakaar ni peut-être di métti na mais tant que xale yaa ngi góorgóorlu ci liggéey bi rek ñoom daf leen di may fit ñu gën a góorgóorlu ci jàng bi xam ni góor baax na jigéen baax na tant que yaa ngi am compétence intellectuelle yu lay may nga mën àgg def yenn liggéey bi na nga jàpp ni dara jomb la loolu laa bëggoon dénk samay rakk samay doom yi nga xam ne tey ñoo nekk ci commandement territorial di leen wax ni nañu jàpp ci baax ci liggéey bi ci jàng bi continuer nag et aller plus loin
xam nga ni administrateur civil moom comme on dit on est un corps interministériel fu nekk la ñuy liggéeyee déggam tey man mii maa ngi ñuy toog ci Cuba laa leen di woowee ñi nekk fi ambassadeur au Canada mais di sama juridiction Cuba daf ci bokk yàlla may ma tey ma yegg si fii nar a ñëw présenter mes lettres de créance donc jigéenu administrateur civil yëpp maa ngi leen di sagal ci bés bi tey ne leen bés bi seen bés la vraiment ñun ñëpp na ñoo ko bokk mais au-delà des femmes administrateurs civils c'est toutes les femmes du Sénégal ñoo xam ne ñoom la ñuy delloo njukkal ci bés bi ndax c'était une porte qui s'est ouverte et xam nañ ni jigéen ñi ay jigéenu jàmbaar lañu dinañ ubbi yeneen bunt yu ëpp yi jërëjëf. Mangook ñu koy sargal bu baax a baax Chérif di fàttali rek ni jamono ji moo toogal Sénégal ci réewum Canada ñuy rafetlu tey ji les présence su soxna yi ci biir préfecture yi ci biir gouvernance yi mu mel ni Sénégal également ci wàllu boobu Chérif def na ci ay jéego yu am solo. jéego yu am solo moom nag mu ubbi la baal concernant li nga xamante ni quand même mooy gouverneur yi parce que ay góor rek ñoo daa occupé fonction yooyu fii ci Sénégal mais gis na ni quand même mu nekkoon gouverneur bu Fatick moom mi nga xamante ne mooy soxna Viviane Bampassi mi njëkk a nekk aussi jigéen bu nekk préfet parce que nekkoon na fi préfet bu Guédiawaye laataa ñu koy def kon gouverneur bu Fatick bi mu fa jógee nag elle a été nommée ministre de la fonction publique mooy fii doon conduire réforme yu bëri yoo xamante sax looloo taxoon kan ñu daal di ko fa doon indi coow li nag bëri woon nag surtout grève bi gënoon a tàng sax gënoon a métti ci entre 2018 2017 moom moo fi nekkoon à l'époque ministre également de la fonction publique coow li nag bëri woon surtout bi naan affaire régime indemnitaire beek nag leen def ba gars yi yam ci li nga xamante ni kon mooy indemnité yi état bi di joxe on avait dit que way def ci xawoon na ëppal ba waraloon après ñu jëlee ko fii def ko li nga xamante ne mooy gouverneur booba léegi nag gis nañ quand même jigéen ñi léegi taxawaay bu am solo boo xam demee préfecture yu bëri moment bi Sénégal on a 2 femmes yoo xamante ñu ngi occupé ay gouvernance l'actuel gouverneur de Fatick jigéen la boo demee aussi koo xamante y a même pas 2 semaines ñu nommé ko gouverneur c'est Mariama Traoré c'est elle qui remplace Sayer Ndaw mi nga xamante ni moo nekkoon gouverneur bu Kédougou donc maintenant administration territoriale bi jigéen ñaa ngi fi taxaw di ci am taxawaay yu am solo te moom mi nga xamante ne quand même mooy Viviane Bampassi moo ubbi baal bi ma ngoog moo ubbi baal bi doyen Malick Thiandoum muy lu am solo Chérif mi ngi koy wax léegi sax ci biir waxam soxna la soo xamante ni ci atum 2018 bi fii grève yu métti amee itam dañu doon fexe rek nañ koy sàqale pexe waaye yaakaar naa muy góor di jigéen li am solo mooy ndëgërlaay bi li am solo mooy ngëm-ngëm bi xam-xam bi moo ci am solo fa góor ñi jàngee la jànge te rawuñu ko donc c'est normal aussi que mu aspirer jiite fonction yu nga xam ne góor moom moo koy jiite parce que ENA ba mu nekkoon jëlu fa ndaare donc dafa ñëw dagg ay diplôme am dagg ay lijaasam ba nga xam ne dafa am lu ñu tuddee maîtrise en droit public option relations internationales moo tax sax basculement bi mu def dans la diplomatie c'est parfaitement en synergie ak moom li nga xam ne moom la jàng tey jii mu nekk jigéen bu nga xam ne jigéen ju mën góor la xam-xamam may na ko mu gérer li nga xam ne moom lañ ko dénk ci wàllu gouvernance parce que moo nekkoon gouverneur Fatick mais aussi ñëw au ministère liggéey fa liggéey ba mu fay liggéey ba mu fa jógee aussi taxul mu chômer tey mi ngi nii demaat na feneen parce que compétence am moom moo ko may tey fu mu dem wane fa xereñteem donc loolu day won rek ni jigéen ñi nañu gëm seen bopp donc je pense que parité mais parité bi li koy gën a dëggal mooy nga am lijaas bi nga xam ne moom la gaa ñi am compétence bi gaa ñi am ba fu ñu taxaw nga taxaw fa lu ñu def nga def lu ko gën te gis naa ci jigéen ñu bari ñu nga xam ne wax dëgg yàlla poste yi ñu leen dénk liggéey bañ cay def de góor manu ko njub gañ cay wane maandu gañ cay wane rigueur gañ cay wane góor ñi duñ ko ci wane kon gàcc ngalaama Bampassi ma ngoog gàcce ngaalaama ma ngoog bu ñu amoon yéene yegg waaye xam nga dafa mel ni yëf yaa ngi xaw a di dem tuuti waxtu wi dañuy daal di jàll léegi rek ci xibaar yi ci wolof ci gàttal